wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad bin muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa li tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'du qala sayyidi al-allamatu al-arif billahi shaykh al-imam salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala anhu wa radiya an-nabi fi al-khayal qala an salman radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ya'udu rajulan min al-ansari ila akhirih. kon foofu lañu yemoon suñu jotaay bi weesu maanaam dañoo commencé woon a gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam alamul xayal maanaam bu ñu xool ne dañuy gis ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiis yi dañoo fees dell ci di leeral maanaam li aju ci alamul xayal gisoon nañ masalan xadiis yi nga xamante ne moom mooy xadiisu jëf yu baax yeeg jëf yu bon yi nga xam ne dañuy jël forme xadiisu Sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu boobu noonu gisoon nañ ko gisoon nañu xadiisu Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu bi wax ci wàllu julli naan ku ko matal waxtoom matal njàppam yi ba pare matal taxawaay yi ak toroxlu gi ak rukoo yeeg sujjóot yi ne day am jëmm ju taaru gu rafet goo xamante ne gu weex tàll guy génn daal ni ko yàlla na la yàlla sàmm kem ni nga xam ne noonu nga ma sàmmee te képp koo xam ne nag dangaa julli goo xamante ne julli woo ko ci waxtoom mataloo njàpp ya mataloo itam rukoo ya niki noonu sujjóot ya boobaa dana am jëmm ju ñaaw joo xamante ne ju lëndëm gu ñuul goo xamante ne day géttate la yàlla na la yàlla doyadal kem ni nga xamante ne noonu nga ma doyadale ba nga xamante ne nag léegi fa lay bu julli di yéegee ba fa soob yàlla nag ñu daal di koy lem wëlbati ko kem ni ñuy leme yére yére boxoñ ko rek dóor ko ci xar kanam gi maanaam kon loolu yëpp day tegtale ne jëf dafa am jëmm joo xamante ne ju taxaw la bu ñuy mën di làmb boo xamante ne boroomam daf koy daal di mën di da koy gis te muy nekk jëmm joo xamante ne day wax mu ne te loolu moom mooy ni kon julli tamit dafa génn ci jëmm ju ñu mën a làmb di ko daj ba pare muy wax ba tey loolu tamit da koy tegtale gisoon nañu xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax naan ñoom dañu nekkoon di julli ci ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am benn waay ci nit ñi koo xam ne dafa wax ne allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ba mu waxee loolu yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana kan moom moo wax jooju wax maanaam kan moo wax nangam ak nangam benn waay daal ni ko man la yow yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee yent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni yéemu naa ci jëf ji ndax kat ubbil nañ ko bunti asamaan kon boo xoolee yooyu kàddu dañoo yor ay jëmm yoo xamante ne yu am solo lañ yu ñuy puukarewoo yoo xamante ne malaaka yi dañ ko yanu maanaam boog astaghfirullah loolu yóbbee na malaaka yi ci ñu ubbi buntu asamaan yi ba nga xamante ne moom la ko malaaka yi gisee ngir màggal ko ak ngir tamit li nga xamante ne moom mooy leer ak gàngoor nga xam ne moom la àndal ci ay malaaka gisoon nañ tamit xadiis Seydina An-Nawaas ibnu Samaan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la wax ne dama dégg yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wax ne yawmal qiyaamati daañ indi alquran moom ak ay ñoñam ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jëfe alquran bi Allah nee na bu ko defee suuratul Baqara ak Al Imran daal leen di jiite mu daal di joxe moom yent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di sadd ñetti misaal nee na ñetti misaal yooyu fàttewuma leen mukk ca gannaaw ga maanaam mu joxe ne kéem ñaari niir lañu wala boog ñaari ker yoo xamante ne ker yi niir lañ boo xamante ne seen diggante ay leer ñoo ci ne wala boog kéem ñaari mbooloo lañ ci ay picc yoo xamante ne dañoo def ay sàppe
ñi nga xamante ne nag ñoom ñetti maanaam ñoom dañuy layal ñi nga xamante ne ñoom ñooy seeni borom seeni àndandoo maanaam kon yooyu yëpp dafay tegtale ne kon jëf yi dañuy yor jëmm xadis boobu alquran maanaam lay def lay wane ak màggaayam di wax wane màggaayu alquran waaw ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëfe alquran maanaam ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy rango alquran ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy meloo alquran ñooñu ñooy ñi nga xamante ne dañuy jëfee aaya yi di ko jàng di ko jëfee di ko doxe seeni jikko tamit mel noonu comme li sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom la résumé personnalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mooy ki ko gënoon a jege moo ñu ko résumé bu jéggi dayoo ci résumé kaana xuluquhul Qur'an jeex na ñetti baat la kaana xuluquhul Qur'an kaana nekkoon na lan xuluquhu jikkoom yi alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon meloom mooy alquran loolu moom moo tax ñoom ahlul qur'aan yi ñoom ñooy ñi gën a màgg ñi gën a jege yàlla ñi gën a màgg ci nitu yàlla yi ñooy ahlul qur'aan yi ñoom ñooy ahlullaahi ñoom ñooy xaasatu comme ni ko yonent bi waxe sallallahu alayhi wasallam ahlul qur'aan ñooñu alquran ñoom ñooy ahlullaahi ñooñu yàlla ñoom ñooy waa yàlla dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla piir mooy nitu alquran moom mooy ñi yàlla gën a tànn ñi nga xam ne ñoom la yàlla gën a féetewoo ci mbindeef yi mooy nitu alquran waaye xam nga boo xoolee ne jikkoom yi moo nekkoon alquran te yonent bi sallallahu alayhi wasallam am njàngalem yépp da doon firi alquran moo tax loolu la ñu wax ne tafsir loolu la ñu wax ne sunna day firi alquran da koy leeral maanaam loolu moom moo tax lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy jàngale da koy wax da koy def dafay firi alquran loolu moom moo tax tafsir bi gën ci tafsir yi moom mooy tafsir bi nga xam ne aaya alquran daa firi aaya alquran wala hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam firi ko loolu moom moo tax alquran ci boppam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy alquran bu mag bi parce que comme moom mooy ki nga xam ne moo firi alquran ci ay waxam ci ay jëfam ci ay doxalinam maanaam ñu xam ne lii la moo tax même julli par exemple ñun lañ xamee ni nii la ñuy jullee yàlla daf nañu rek julli leen waaye nan lañ xamee ni julli de fii lay tàmbalee fii lay yem nii lañ koy defee que tisbaar ñeenti rakaa la timis ñett la tisbaar moom bu ñu koy def nii lañ koy defee te timis moom nee la bokkut ak nit ñuy defee tisbaar ak yu mel noonu ba juróomi julli yu mat loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal bu ñu ko yonent bi jàngal woon duñ ko xam maanaam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy firi alxuraan dëgg nag yonent bi moom moo tax sallallahu alayhi wasallam mboolem boo xam ne ak mboolem jëfam yi dafay firi alxuraan loolu maanaam niki noonu xam nga alxuraan maanaam baat bi ci boppam li muy tekki mooy dajale mooy li nga xam ne dafa dajale mboolem xeeti yiw yu mbaax yi xam-xam yi maanaam comme ni moom Shafi'i wax radiyallahu ta'ala anhu ne al-qur'u la jóge bii tekki dajale qara'a bi verbe boobu nga xam ne moom mooy tekki dajale yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy nga xam ne mooy gën a dajale maanaam moo tax kon nit ñi nga xamante ne dañoo dajale maanaam moo tax ñoo gën a mat ci nit ñi mooy ñi nga xamante ne dañoo dajale xam-xam yépp dajale jëf yu baax yépp dajale jikko yu rafet yépp dajale voilà yooyu ñoom ñooy vrai ñu mat ñi te ñooñu ñooy ahlul qur'an ñooy ahlullahi wa xaasatu ñoo ñi gën a màgg ci nitu yàlla amul kenn ku mën a yegg ci niveau boo xamante ne ñooñu yegg na ko wala jege nañ ko ndax dañoo dajale ba pare dañoo nuru yent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamante ne moom noonu la meloon mooy alxuraan loolu tax nag bu yowmal xiyaamee nag ñuy am ñoom jagle boo xamante ne tamit kenn amu ko
bokk na ci li ñu war a xam mooy maanaam ci nga xam ne baax mat naa xam mooy ne alxuraan jikko maanaam alxuraan li ko dalee naasi ba ca kaw Faatiha ca kaw lépp nit ki selon ni mu ci niveau bi mu ci am nit ki selon ni mu ci am niveau boobu maanaam mooy selon ni mu ci jëfe selon ni mu doxale ci maanaam jikkoy alxuraan yi ak njàngalem alxuraan yi selon ni mu ko amee pas-pas bu wér ci lépp loo xamante ne rot na ci alxuraan ak selon na muy xalame maanaam mooy di xalaat di réfléchir di méditer ci aayee alxuraan yi waaye ak selon jikkoom na mu dëppoo week la alxuraan jàngale loolu moo tax bu yowmal xiyaamee dañuy wax kay jàng alxuraan naan ko yéegal maanaam jàngal iqra warattil wasat jàngal te nga jàng ko njàngeen mu dal te nga yéeg maanaam ci yeneen beneen riwaaya ci xadiis mooy warqa maanaam maanaam naawal jëm ci kaw yéegal ce qui fait que niveau bi muy tollool mooy niveau bi mooy aaya bi mujjee jàng maanaam aaya bi mujjee jàng nag tegtalewul aaya bi mujjee jàng ci làmmiñ bi mu daan tari nii déedéet waaye bi mu mujjee jëfe maanaam bi nga xamante ne maanaam bu ñu xool li mu jëfe ci loolu rek lañ koy natte ak tamit bu boobaa ñu xool fan place bañ koy yóbbu ci àjjana par rapport ak loolu la maanaam kon maqaama bi nit ki di am loolu moom moo tax maqaama bi nga am mooy maqaama bi nga mel mooy na nga mel ci alquran loolu boo bëggee xam sa maqaama ci yàlla xoolal ci alquran yëpp bu ñu ko tegee nga xool la ca alquran di digle ana lan nga ca jëfe ak lan nga ca jëfewul boo xoolee la nga ca jëfe rek loolu nga tollool maqaama boobu nga am boo xoolee la nga xam ne jëfewu ko moom nga xam ne maqaama bi moom mooy bi nga amul maanaam boo boolee loolu bu kem comme mataloo nag maanaam moo tax ñi gën a mat ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a jëfe alquran waaye tamit ñoom ñoo koy gën di settantal ñoom ñoo koy gën di bàyyi xel ginnaaw loolu alquran wàccewuñu ko itam maanaam li tax cause yi gën a mag yi tax ñu wàcce ko moom mooy day gindiwaate comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci njaalbeenu suratul Baqara ne hudan lil muttaqina maanaam njub la ñeel ñi nga xam ne dañuy ragal yàlla kon maanaam njub la kon dañ ci war di gindeekoo loolu nag du am lu dul bu fekkente ne dañ koy settantal comme ni nga xam ne noonu la wax kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabbaru ayatihi wa yadhakkara ulul albab maanaam alxuraan la boo xam ne dañ ko wàcce ci yow bu ko defee yow yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñuy lan settantal bu mat sëkk ci di sori ci settantal bi nga xamante ne moom mooy maanaam bu ko defee maanaam loolu maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xel yu ñaw yi ñoom ñu ci mën di fàttali ko maanaam kon ay kon loolu la maanaam kon ngërëmal yàlla ci boppam loolu moo tax sëñ Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu ne qultu wa man yurid qurban min mawlahu falyaqra'il qur'ana la yansahu qultu wa man yurid ridha rahmani falyasbitan tadabbural qur'ani maanaam ci kii yooyu bi mu naan wa kullu ma zakartu lafza qultu fa min ka xawma fa min kalamihim bihi naqaltu wala mel noonu la ko waxee maanaam saa yu ma waxee baata qultu nee naa ci sama téere bi maanaam mooy Masaalikul Jinaan da nga xam ne ci seen wax góor yàlla yi maanaam ci kenn ci seen wax yi ñoom foofu laa ko jëlee toxal ko mais pour bañ a tudd turam muy guddal way parce que way la aussi dafa am ay techniques yu bari yu mu laaj muy bañ a guddal mbir mi moo tax ma naan qultu man nee naa mais saa yu ma nee qultu du ne wax sama waxu bopp la mais wax la boo xam ne dama koo toxale ci góor yàlla yi voilà maanaam fii mu ne qultu dama ne kon voilà ci liñ toxale ci waxu nitu yàlla yi la képp koo xam ne da ngaa bëgg jege yàlla maanaam mooy maanaam jege yàlla lan ngay def mu ne fal yaqra'il qur'ana la yansahu nay jàng alquran te bu mu ko baax maanaam bu mu ko baax maanaam mooy bu mu bàyyi jàng bi waaye bu mu bàyyi jëfe ji waaw bu mu bàyyi jëfe ji te loolu noonu moom mooy dafay dëppoog li imam Ahmad radiyallahu ta'ala anhu imam Ahmad ibn Hanbal la mu géntoon ndax dañu woon na moom dafa géntoon borom subhanahu wa ta'ala 99 fois danañ gént di gis yàlla ba benn bés mu ne su ma géntatee gis yàlla rek la ma koy laaj mooy nan la ñuy gën a jegee ci yow lan la ñuy def boo xam te ne moom laa lay gën a jege
ba mu ko waxee nag mu ne ko ah xanaa ba mu ko géntaatee mu laaj ko muy téeméereelu yoon bi mu ne ko xanaa di saxoo alxuraan saxoo di jàng alxuraan ak di ko seetantal ak di ko jëfee moom la ñuy gën di jege yàlla. mu ne waaye nag qultu wa man yuridu rida rahmaani dama ne képp ku nag bëgg nag léegi ngërëmal yàlla fal yasbutan tadabbur alquran nay saxoo nag di seetantal alquran maanaam di ci réfléchir di ci méditer di ko jàngat di ko bàyyi xel. loolu moom maanaam moom mooy indi ngërëmal yàlla maanaam parce que loolu su amee da nga koy jëfee da ngay jëfee la ci ne voilà maanaam kon ci gàttal ku bëgg a jege yàlla ba pare di ko ku bëgg a jege yàlla. ba noppi bëgg ngërëmal yàlla te loolu mooy sumamu lépp mooy sumamu objectif yi bu boobaa na ngay jàng alquran na ngay settantal alquran na ngay bàyyi xel alquran na ngay jëfali ne ci alquran na nga koy voilà na nekk sa mode de vie ñooñu bu boobaa nag yow man xamante dañuy ñëw gis nga indi maanaam nekk comme kii yooyu ñooy réforme boobu maanaam nit ki day mujj dem ba nekk kon alquran boo xam ne day dox kay sëñ Nourdine kay tonton Seydina kay waaw dégg nga waaw toogal ma waaw kay toogal ma waaw toogal ma voilà jërëjëf dégg nga kon loolu moom mooy moom maanaam moom mooy kiiwu maanaam moom mooy alxuraan kon loolu moom mooy li nga xamante ne mat na cee xam moo tax nit ku nekk buy yéeg ci maxaama yi moo tax maxaama yent bi nag sallallahu alayhi wasallam moom mooy njaal beeru alxuraan bi ndax moo gën a kawe ñëpp mooy njaal beeru alxuraan bi mooy faatiha ci maanaam mooy ca kaw ci sumum bi waaw kon insha allahu taala léegi dañuy gis beneen maanaam ñu dugg ci beneen xadis mu ne an Salmaan jël nañ ci Salmaan mooy al-Farisi radiyallahu ta'ala anna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xaraja génn na yahudu doon seet muy waaw rendre visite quoi rajulan benn waaye minal ansaari ci wàll ansaar wàll ansaar mooy saaba yi dëkkoon fan Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mu ne fa lamma ba xam ne daxala dugg na ala ci moom wadaa dafa teg yadawoo loxo ba ala jabini yi ci jëwam xaala mu ne ko kayfa ana naka tajidu nga fekk sa bopp maanaam no mooy na nga def rek falam yoxir waaye delloowut ila yi jëm ci moom shay'an dara maanaam tontuwu ko dara mu ko noonoo def mu ne ko tontuwuma dara fa qiila ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam innahu kii day anka wallif la mashghulun ku ñu yitteloo la maanaam ku soxla woo la maanaam mooy dañ koo préoccupé parce que dafa ni mu mel ni talu la daal maanaam ci gàttal mooy talu la instant bi moom talu la quoi vraiment ci talu la fa qaala mu ne xallu jóg leen xàll leen bay nii sama diggante wa bay na ak moom maanaam sama diggante ak moom xàll leen ko puus leen maanaam ko puus leen fa xaraja mu daal di génn an nisaa'u jigéen ñi min indihi fa wetu waaja watara ko ñu bàyyi rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam moom kese fa rafa mu daal di yëkkati rasulullah loxo moom ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yadda loxo bu ashara mu daal di junj almarid aji feebar ji borom maanaam ku feebar gi nag doogu junj ne an ne ayit del lool yadaka sa loxo haythu kaanat fa mu nekkoon maanaam comme yenn saa sam da ko tegoon ni loxoom ba mu yenn saa sam bi mu yëkkatee loxoom nag mu doog koo def signe ne ko maanaam delloo sil fi nga tegoon sa loxo su ma topp naa daa mu ne ko yaa fulaan yow diw maa tajidu ana lan nga daj xaala mu ne ko ajudu daj naa la xayran yiw maanaam nag alors lu comment ça va waaw mu ne ko waaw léegi kay moom waaw yiw waaw lu baax rek waqat dëgg-dëgg xadarani teewlu na ma isnaani ñaar am na ñaar ñoo xamante ne ñoo ma teewe nag léegi ñoom laay gis ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ñi aswadu dafa ñuul wal axaru kacares nag abyadu dafa weex fa qaala mu wax rasulullah ndaw ya sallallahu alayhi wasallam ne ayyuhuma ana ñoom ñaar ñi kan ci ñoom ñaar aqrab moo gën a jege mi ngi ko ci yow qaala yooyu mu wax moom waajadaat ne al aswadu ku ñuul ki dee ma gën a jege
qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne innal xayra li wér wóor mooy de kon day yiw moom xaliilun lu néew la yiw gi moom lu néew la wa inna sharra tayit lu wér mooy ne mooy mbon gi moom kasiirun lu bari la maanaam comme que ku ñuul lu ñuul li moo gën a jege ci yow jëmm yi ñaari jëmm yi benn bi dafa ñuul bi ci des weex te bu ñuul bi la gën a jege mooy ne yiw wi mooy ne yiw wi lu néew la mais mbon gi moo bari xaala mu ne fa mattaani mu ne kon nag jariñ ma mi ngi ko ci yow ya rasulallah maanaam mooy xéewale ma mooy naay bànneexoo mi ngi ko ci yow ya rasulallah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi daawatin ci ñaan na ko defal benn ñaan waay fa qaala mu ne rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne allahumma yow yent bi sallallahu ñaanal ko allahumma yow buur yàlla mi di turi rafet yeeg melo yëkkati ko yi xafir jéegal asira lu bari le wa an mi te nga fulandi nga baril alxalila lu néew li maanaam lu bari li mooy lan mooy mbon gi comme dafa bari mu ne ko nag jéggal ko waaye li nga xamante ne mooy lu néew li te mooy lan yiw bi lu baax la mu ne ko kon fulandi ko baril ko la su ma topp nag xaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne waa ji ma tara waaye loo gis waay xaala mu ne ko xayran xanaa yiw rek lu baax rek bi abi anta wa ummi maanaam boobu mooy bi abi anta wa ummi maanaam expression la buy tekki jëndee naa la sama ndey ak sama baay maanaam comme ñu wolof yi daal ak ma ñàkk sama ndey ak sama baay maanaam boo maanaam façon expression la bu arabe yi di utiliser pour wax ne bu doon sama ndey ak sama baay dañuy jaay sax ma jëndee la ko maanaam façon waxin woowu la saxaaba yi nag bari woon na lu ñu ko waxee yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne alxayru yiw bi day yan mu ma ngay dooleeku rek wa ara te maa ngi gis asharra mbon gi yat ma xillu ma ngay seey di jeex waqadis taxara te it yéex na maanaam dellu na gannaaw min nii wallif ma al aswad lu ñuul la maanaam lu ñuul la dellu na gannaaw ma nga fa léegi génn dem na sori na waaw ci note de paraphrase mo noon xadis boobu rawahu solo nag al Bazzar wa Tabarani ak Tabarani fil Kabir moom moo jama Tabarani Salman rahmatullahi alayhi wa an Salman mu jël ci Salman muy Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit day wane ne kon maanaam jëf yi maanaam nit ki jëfam yeeg yooyu dañuy yor forme lu baax ak lu bon dañoo am ay forme léegi mu ne qaala wax na sayyidi sama sang ba Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu mooy Cheikhul Akbar moo xam moom Muhyiddin ibn Arabi sëriñ bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu xamante ne ci kàngamu nitu yàlla yi la bokk ñoo xamante ne ñu doy waar lañ daya sax moom bokk na ci ñi nga xamante ne maanaam ñoom ay xeet ay xutbu lañ yoo xamante ne particularité yi ma fàttewul Kunûz yi am ci kaw xutbu yi ñoom maanaam ñoom ëppalewuñ leen ko ñoom moom ak Sidi Abdul Qadir Jilani tam radiyallahu ta'ala anhu particularité yooyu lañ am maanaam nga xamante ne voilà parce que ñoom weesu nañu fu ñu leen di tëkkale di gam-gamle keneen ku lu ñoom waaw xam nga donc loolu la moom ñooñu mooy ñooñu ñu weesu loolu xam nga ñooñu nag bariwuñ ñoo xamante ne danoo xam nga ay hiérarchie la en fait dafa am maanaam catégorie nitu yàlla ay catégorie lañu hiérarchie bi ci gën a mag nag ci biir hiérarchie bi mooy waa ahlu diwaan ñoom ñu gën a kawe mais hiérarchie boobu li muy màgg dafa am niveau boo xamante ne boo maanaam ñooñu ko am bariwuñu waaye dañ leen di wan ni ñoom danoo weesu foo xamante ne dañ leen di mën a nattale keneen ku dul ñoom maanaam ñoom bokkuñu ci catégorisation bi moo tax ñooñu même ma fàttewul Kunûz yi li ñuy màgg ñoom ñoo leen maanaam mooy afraad yi parce que afraad yi ñoom ma fàttewul Kunûz yi ay afraad lañ ñoo gën a kawe ci afraad yi mais ñoom seen biir sax maanaam ñoom li ñuy màgg
kii moo leen maanaam daf ci am ñoo xamante ne dañoo génn catégorisation boobu maanaam mëneefu leen a natt al mut nattale di leen gam-gam le kenn wala leen voilà Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi bi radiyallahu ta'ala anhu ak Sayyid Abul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala ñoom ñaar ci ñooñu lañ bokk parce que dafa bokk ci lu ñuy wax al-ulumul muhammadiyya ulumul muhammadiyya mooy xam-xam yi nga xamante ne xam-xam yi mu ñuy doon ne ci yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam directement nombre xam-xam yooyu nag 72 lañ yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa am ay xaaj voilà benn bu ci nekk am na 111 xaaj boo yooyu noonu benn bu ci nekk am na lu tolloog loolu wala lu tolloog téeméeri junni xaaj maanaam yoo xamante ne ay xeet xam-xam la yoo xam ne loolu ñu tudd ulumul muhammadiyya xam-xam yooyu nag nit ki su nekkee xutbu su nekkee maanaam afraad yi wala su mafatihul kunuz yi maanaam ñoom ñoo ci am 72 yi ñoom ñooy xam 72 yëpp waaye xutbu yi même lu ñu mag ci 71 la ñuy yem maanaam dina am tout le temps benn xaaj bu am importance boo xamante ne moom da leen di rëcc ci mafatihul kunuz yi ñoo leen koy ëppalee waaye ak tamit am na ñoo xamante ne am na tamit ay xeeti leer yoo xamante ne ay xeeti donji leer yuy tukkee ci asamaan si saa su nekk di wàcc ci ñoom comme par exemple lu demee nekke yoo xamante ne bu ñu xoolee xutbu yi ñoom fukk ak benn lañ ci am 11 bu dee afraad yi ñoom dañ ci am 13 maanaam kon afraad yi nii rek dañ ci am 13 ci biir mafatihul kunuz yi maanaam mooy ñu gën a màgg ci afraad yi ñoom dañ ci am 15 yoo xamante ne chaque jour day wàcc ci ñoom ay xeeti donji leer la yu spécial te xutbu yi lu ñu màgg yëpp 11 rek lañ ci am niki noonu am na yeneen particularité yu mafatihul kunuz yi wala bokk kii yu ñu am te xutbu yi amuñu ko lu demee nekk bis bu jot kii yi nu mu tudd kaaba gi day ñëw day jóge fa mu ne ñëw wër leen ñoom tawaaf leen juróom-ñaari yoon maanaam ñoom dañuy am particularité boobu ànd ak yooyu yëpp ak yeneen xeetu particularité maanaam ak ulumul muhammadiyya yi nga xam ne moom la ñu wax maanaam xam-xam yi la mooy les sciences muhammadiyya ànd ak loolu yëpp ñu mel ni Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi Sayyid Abul Qadir Jilani radiyallahu anhu ñoom bokkuñu ci kii boobu ñoom rawee nañu mafatihul kunuz yi loo xam ne maanaam rawee nañ ko loo xam ne ñoom mafatihul kunuz yi xamuñu lu tax ñii raw leen maanaam comprendre ñu fan la gaa yi jaar ba raw leen maanaam kon loolu ñoom dañoo am particularité boobu moo tax nga gis Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu moo si Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dañoo wax naan kii yi ñi ci gën a màgg ñoom ñooy maanaam ci ñi gën a xam yàlla ci xeet bi maanaam moom mooy maanaam ginnaaw moom Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ak Sayyid Abul Qadir Jilani radiyallahu anhu voilà loolu la moom kon ñoom ñoo gën a màgg ñeneen maanaam ñeneen ñi ci des ànd ak loolu moo tax ngay gis mafatihul kunuz yi dañ jàpp ne ñoom ay mafatihul kunuz lañ xutbu yi jàpp ne ñoom ay xutbu lañ parce que dañu am caractéristique yooyu noonu ci taalib ci ndongoy Cheikh Ahmad Tidiane yi nag radiyallahu ta'ala anhu am na ci ñu xaw a jeg ñu mel noonu en fait mais ñooñu dañoo raar tamit dañoo raar te Cheikh Ahmad Tidiane rek a leen xam radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Tidiane rek moo leen xam ñi ci des xamuñu leen voilà maanaam ñoom mën nañoo nekk ak nit ñi sauf ni saa nit ñi mën a soupçonner ne ñoom ay xutbu lañ ay mafatih lañ ndax caractéristiques yi ñu amee moo tax duñ leen mën a maanaam dañuy am tout le temps ay kiiraay yoo xam ne duñ leen mën a ràññeewee noonu waaye ay spécificité la ñuy am tamit yu màgg kon Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi bi radiyallahu ta'ala bokk na tamit ci lim particularisé woo mooy le fait que mu taseeg daanaka façon nitu yàlla yëpp comme booy xool ci li muy buy nettali ci Futuhatul Makkiyya day wax maanaam da ngay gis xeet nitu yàlla bu mu lim danaan man tase naa ci kii ku mel ni kii maanaam wala ki am maqaama bii bu même bu dee kenn la ci jamono danaan am na ku ma ci taseel ka ko yoroon at sàngam tase naa ak moom bërëb sàngam ñu kiy waxtaan ñu weccoo wala yu mel noonu maanaam loolu particularité bu rëy la bu mu am boo xamante ne néewaan na
ñu dégg ci jamono koo xamante ne ku am loolu la maanaam nga xamante ne xeetu wàll yi lu maanaam li ñuy màgg ñoom moom xeetu wàll yi nga gis moom mu xam maanaam mu xam leen mu xam seen xam taseeg ñoom ba pare xam leen en personne dund ak ñoom loolu dafa raar parce que li ñuy faral di gis moom mooy nit ki day am chance ba am chance xam kenn ci wàll yu mag yooyu maanaam xam ko ci dundam wala boog mu xam ci ñaar wala ñett wala ay quelque mais bu demee bu ñu xësee ba dugg diwaan bi moom kenn la ci xam rek kenn kese parfois du ci xam ñaar wala ñett wala ci xam dem ba xam xutb bi en personne kooku moom maanaam wala turam kese loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne dañoo raar maanaam ba ci waa diwaan bi sax ñoom ci seen bopp loolu da leen di rëcc maanaam ñoom ci seen bopp sax ñu ci baree bari wala lu ci ëpp foofu xamuñu sax maanaam xamuñu xutbu bi maanaam xamuñu kan la maanaam xamuñu turam parce que dañ ko dul gis ndax fi mu nekk moo kawe par rapport ak ñoom fi ñu nekk léegi moo tax dañoo kii dafa mafaat noonu la mafaatixi noonu la mel ak afraad yi maanaam duñu leen xàmmee léegi Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu moom chance bi mu am moom mooy dafa tase ak ñu baree bari ci ñooñ maanaam boo ñu waxee abdal yi tase na ak am na ñu maanaam tase na ak ñoom wala budul ñëpp it tase na ak ñu bari ci ñoom bu ñu waxee awtaat yi noonu bu ñu waxee budalaa yi noonu nuqabaa yi noonu et cetera maanaam nga topp xeetu wàllu yi mu tase ak ñoom ba ci rajo bi yiw na yi sax ñu ci rajo bi voilà rajo bi yiw na yi ñoom maa nga xamante ne seen futuhaat yi ñuy am ak yëpp ci weeru rajab lay amee ñooñu tamit ñu taseeg ñoom kon maanaam da ngay gis loolu particularité la boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ko defal ba pare tamit bokk na ci particularité mooy ne dafa nekk koo xamante ne xeebul woon benn façon sëriñ maanaam képp ku mu mën a jàngee ci yow rek xeebu la voilà même bu dee liir buy doogu judd la xeebu la da ngay gis sax muy nettali ci sëriñ bi naan bokk na ci sama sëriñ yi ma mës a jariñoo nangam mu ne waaw mooy benn mbaam bu dëkkoon bu nekkoon place sangam ba ma fa demee am na nu mu doxalee ci laa jàngee ni ndekete lii maanaam lu baax la ndekete lii nii lañu war a doxee nangam la maanaam da ngay gis ne même animaux yi sax xeebu leen pour mën a jàngee ci ñoom loolu tamit beneen particularité la boo xamante ne bu mu am la voilà te loolu lu mat a bàyyi xel la moom mooy lii ah voilà naan laa yamburu rajula su ma jum Mujaahid moo ko doon rahimahullah mu ne laa yamburu rajula hatta ya'khudha mimman fawq wa mimman mislahu wa mimman duna nit du nekk dëgg maanaam boroom xam-xam pire vrai wala imam Malik kenn la ci ñoom ñaar rahmatullahi alayhi maanaam ne nit du nekk dëgg vrai boroom xam-xam pire yambulu mooy bokk ci nubalaa yi maanaam mooy bokk ci noble yi ñi nga xam ne ay noble lañ ci domaine ci maanaam ci vraiment ci wàllu xam-xam wala ci wàllu yàlla lu dul ne da ngay nangoo di jële da ngay jëlee ci koo xamante ne moo la féete kaw ak ñi nga tollool ak ñi la féete suuf maanaam fokk ngay nangu di jàngee sax ci ñi nga xam ne ñoom yow yaa leen raw te leer na ne yaa leen raw mais quand même malgré tout nangu ngaa jàngee ci ñoom parce que xam-xam mooy li nga xamante ne moom comme ni ñu ko waxee daalatu moom maanaam puso bu réeru jullit la jullit moom da koy wër rek fu mu ko gisee rek baax na voilà comme ñun li wolof yi di wax loolu baaxul na nga xamante ne dañ naan la waaw ñun li ma toon a xam yëpp fii xam nañ ko mi ngi fii nangam jarul ñuy jéggaani feneen jarul ñuy seeti feneen loolu baaxul na parce que bu dee xam-xam la rek maa daama xam-xam la foo ko mën a jëlee baax na lu tax nga ciy wax ne du ma ko jëlee fii du ma ko jëlee fee xam-xam la kay foo ko mën di jëlee baax na yow kay li nga war a assurer wu rek mooy est-ce que ci ki nga koy jëlee yor na ko wala déet parce que loolu idée boobu day tax nga restreindre doo day tax maanaam nga hermétique
doo sori tey imaginer tey buñ toogoon naan ñun de toute façon am nañu ay am nañ ñun suñu professeurs yi doy nañu suñu scientifique yi doy nañu jarul ñuy jéggaani feneen pour dem di jàngi kii di jéem a maanaam mais loolu buñ ko doon def adduna bi yëpp dinañ avancer ba mu des ñun. imaginer loolu ñu bëgg ko nangu mënuñu ko nangu ci yi nga xam ne profane la yëpp adduna bëgg koo nangu ci diine ji te xam-xam dëkk fu ne te façon borom xam-xam yi tasaaroo ci adduna bi ba pare façon nitu yàlla yi tasaaroo ci adduna bi maanaam fu ne mën nga ko faa jëlee xam-xam mooy li nga xamante ne foo ko jëlee baax na li ci am solo rek mooy na wér na dëggu te it yow ci sa bopp nga wut ko te maanaam nga wut ko di ko jaamoo yàlla loolu moo ci am solo loolu moo ci am solo waaye soxlawu ma leneen ki nangam nit dina yàgg xam loo xam ne doo ko xama nit dina yàgg xam parce que professeur ki nga xamante ne professeur bi nga xamante ne moom docteur la ci domaine bi docteur la ci léeg-léeg mu toog ak ay élèves am ci même domaine bi élèves yooyu jàngal ko ci loo xam ne musu koo imaginer te bu fekkente ne ku muus la nag da koy jël du ne non man sama élève du ma jàngal dara déedéet da koy jël mën naa jàngee ci ñoom lu ne noonu la mën a nekke maanaam loolu mooy ku muus nit ku yeewu mooy loolu mooy koo xamante ne mën naa sax koo xam-xam fu ne mën naa defe lu ne Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu moom exemple bu mag a mag la ci loolu voilà d'ailleurs moo tax ba ko kii dalee moo tax même modestie boobu am na benn jour gis nga moo tax yàlla dafa doy waar yàlla dafa yéeme gis nga am na benn jour mu mës a dem ci benn mu mës a yéeg ci benn mooy ci gaal gi yëngatu maanaam géej gi di yëngatu mu ne géej gi dalal géej nga gaa waaye xamal ni géej de nekk ci sa kaw maanaam waaye nag bu xam-xam géej gi dal ne teg ñu jekki-jekki am benn jëmm du ci génne jëmm ji daal ne yow lañ doon wër parce que comme que nee nga yow géeju xam-xam nga te ñun dafa am laaj boo xamante ne waa géej gi ñoo ma ko laaj loo woon nee nañ ma laaj la ko waa géej gi nee nañ ndax jigéen bu fekkente ne jëkkëram dañ koo soppi moom soppi masku maanaam dañ koo soppi masku mooy dañ koo soppi dañ koo transformé dañ ko métamorphosé non jigéen maanaam jëkkër ji dañ ko métamorphosé mu nekk soit mala maanaam mu nekk comme xar golo xeer picc garab et cetera dañ ko transformé est-ce que dafay tënj maanaam comme jàpp ne jëkkër ji dafa dee wala day jàpp idda comme ku ñu fase fekk moom musta xalaat sax question boobu musul ñëw ci xelam mu gàtt daal di taxaw daal di yeddaat boppam daal di non mu ne ko soo ko tontoo ñu xam ne li nga wax dëgg la yow géej la ci xam-xam waaye su fekkente ne tontuwuloo ko xamal ne am na loo xam waaye li nga réeree ka bari te kon bu boobaa da ngay nangoo xam ne xamoo ñu jàngal la mu daal ne waa man de nangu naa léegi nangu naa nga leeralal ma en attendant nag géej gi commencé yënguwaat waaw mu ne waaw mu ne ko waaw léegi jàngal ma léegi nangu naa man xaw ma dara mu ne ko waaw su fekkente ne li ñu ko soppi luy dund la comme xar
comme golo comme mbaam xuux comme janax comme bëy et cetera bu boobaa day jàpp idday ku ñu fase même day jàpp idday ku ñu fase maanaam day toog bu gisee ñetti yoon mbaaxam ah wala boog bu fekkente ne du kuy gis mbaax mu gis maanaam mooy ñetti weer yu et cetera maanaam bu boobaa looloo iddam waaye su fekkente ne lañ ko soppi du luy dund maanaam moom mooy comme xeer comme garab comme ab bant comme maanaam loo xam ne comme mur wala yu mel noonu ah bu boobaa day jàpp idday ku jëkkëram génn àdduna maanaam day tënj ñeenti weer yi kon ak fukki fan. par exemple masala boobu moom noonu la ko xamee ndax musta imaginer masala bi maanaam loolu maanaam mooy ne loolu màgg am na mbir yoo xam ne yow musu sa xel musu cee dem ba taa doo ko xam loolu maanaam moom mais naka jekk moo tax depuis jour boobu mësutu la wax nangu ne moom ci boppam borom xam-xam la mësu koo nangu ànd ak ki mu doon kon loolu maanaam Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi nag radiyallahu anhu bokk na ci ay sëriñam yi nag mooy kii muy nar a tudd nee na xadimtu liggéeyal naa imra'atan benn jigéen boo xamante ne damaa ñëwoon maanaam di tarbiyewu ci moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ma tarbiye nee na benn jigéen la saalihatun bu baax a baax a baax a baax en fait jigéen jooju Fatima ibn Musanna al-Qurtubi bintul Musanna al-Qurtubi possibilité bi waaw am na waaw mooy ni kii comme golo kii ñu soppi woon golo yow di ñu soppi woon golo mooy ñi doon liggéey en fait waaw mooy nappkat yi voilà léegi dafa am ay nappkat yoo xam ne nappkat mooy pêcheur nga xam nga nappkat mooy kiy wut jën ci géej gi dem ci géej gi di wut jën kooku mooy nappkat xam nga voilà léegi moom ay nappkat lañ woon ñoo xamante ne ñoom dañ leen tere woon ne leen samedi bu leen liggéeyati bu leen nappati ñoom ci tefes gi lañ dëkkoon comme genre lébu yi fi ñu dëkk noonu ci tefes gi ñoom foofu lañ dëkkoon léegi mais pour cependant bu jamono yent yàlla Daawuda la woon alayhi salaam cependant yàlla daf leen a nattoo woon ne leen bu leen kii maanaam bu samedi jotee maanaam diggante dimanche ba vendredi jën yi daanaka tuuti la ñuy am waaye bu samedi jotee nga gis maanaam géej gi fees maanaam nga xam ne bu ñu xoolee duñu gis sax ndox mi tellement jën yi dañuy bari léegi ñoom ñu dem utiliser benn stratagème mooy dañ ne léegi ni ñuy def comme ñun samedi lañ ñu tere léegi ni ñuy def mooy dañuy jël suñuy bant samp ko ci biir ci kanamu géej gi jël suñu ay filet suñu mbaale teg ko de telle sorte que bu samedi jotee jën yi dañuy ñëw yéeg remonter mais bu ndox mi dee wàcc at maanaam ñoom ñu war a dem mbaal yi téye leen dimanche bi ñu def loolu ñu soppi leen ay golo yàlla ne fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'ina moo tax ñu ne leen nekk leen ay golo yu wéy alku maam nga gis leen ñoom ñu nekk ay golo yu alku yàlla ne fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin
waaye def nañ ko mu nekk loo xamante ne ak mbugal la goo xamante ne dafay dissuasif pour bu beneen yoonee képp ku bëgg a def maanaam di tëral pexe naan da ngay déema def stratagème pour contourner lu waaw yàlla ma def nga ne gaa yi ko doon def nii lañ leen def après mu nekk waaraate pour ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla ni kon loolu benn exemple la ci dégg nga kon Sayyid Muhyiddin radiyallahu ta'ala anhu nee na xadimtu liggéeyal na imra'atan benn jigéen boo xam ne salihatan bu baax la léegi Sayyidna Imam Salahuddin radiyallahu ta'ala mi ngi wax ci note de bas de page mu ngi naan hadhihi al-mar'atu boobu lay jigéen as-salihatu bu baax boobu hiya mooy as-sayyidatu Fatimata bintul Musanna al-Qurtubi mi ngo radiyallahu anha yàlla na yàlla kontaan ci moom mu ne kaanat nekkoon na ko xam ne taqulu daan na wax li Sayyid Muhyiddin radiyallahu ta'ala anhu naan ko Nuur maanaam kooku ummuka turabiya mooy yow sa yaay kooku sa yaay la bi nga xamante ne mooy sa yaayu de maanaam suuf maanaam ki nga xamante ne mooy sa yaay biologique waaye wa ana man mi ummuka ruux ya maay sa yaayu ruux qaala ibnu arabi nee na xadimtu liggéeyal naa Faatimata bintul Musanna al-Qurtubi boobu waqat balagat nee na fekk amoon na minal umri ci ay at nahwa mi'ata lu tolloog téeméeri at yooyu la amoon fa kaanat nekkoon na koo xam ne tafraxu daan bik wa tadhaku di ree wa tadribu daan na dóor bi duffi ci duff yi maanaam xeeti ndënd la yëpp yi moom loolu la daan def borom xaal yu garaaw la woon nee na wa taqulu mu daan wax naan ajibtu yiimu na li man yaqulu ñeel ñi ki nga xam ne danaan ana man annahu ne ko moom kat boog yuhibbu sopp na allah bur yàlla wala yafrahu te lu bëgg bi ci moom wa huwa te yàlla moom mashhudu moom lay jàkkaar loolu saa su ne aynuhu bëtam ilayhi jëm ci moom naziratan moom lay xool fii kulli aynin ci bépp mbir maanaam bépp mbir rek gis na ne yàlla nga koy xool ni ki noonu moom bépp mbir mi ngi ci maanaam yàlla mi ngi cay feeñe waaye moom du ko gis yéemu naa ci ku naan sopp naa yàlla ba pare du bëggee ci moom du ko du te du jàkkaarloog moom te moom laa yaxiibu anhu du fàddu wëlif ko tarfata aynin lu tolloog xefe xippi yàlla du fàddu ci waaji lu tolloog xefe xippi fa haula mu ne ñii albukkaa'una di jooykat yu bari yi kayfa yad'una naka la ñuy mën a woote woo mahabbatoon dañoo sopp yàlla wa yabkuuna ñuy jooy ama yastahyuna xanaa duñu am kersa maanaam kon moom da ngay gis ne ndaw soosu xaalu ko jamal la daal maanaam moom ci jamal lay dund jamal moom mooy beauté bi kii moom voilà di côté boobu rek lay gis ci yàlla moom maanaam da ngay gis ne moom borom xaal yooyu la mooy iza kaana mu ne iza kaana bu nekkee qurabahu ay jaamu yàlla mudaafan dafa ko fulandi min qurabil mutaqarrabina ci jaamu yàlla yi ñi nga xam ne ñooy sàkkoo jegeñ li yàlla ilay jëm ci moom wal muhibbu aji sopp bi moom a'zamun naas moom mooy ki gën a sopp yàlla mooy ki gën a màgg ci yàlla qurban ci jege ilay jëm ci moom ndax lan foofu ndax moom mashhuduhu mooy ki muy jàkkaarloon fa ala man ana kon ci kaw kan yam kii lay jooy maanaam inna hadhihi mbir mi la ajuba lu yéeme la maanaam moom dafa jàpp ne segam sopp gi nga sopp yàlla mooy xeeti jaamu yàlla gi gën a rëy kay te loolu la sopp gi ngay sopp yàlla mooy jaamu yàlla bi gën a rëy waaw mais bu fekkente ne loolu am na te jaamu yàlla boobu moo gën a màgg jaamu yàlla bi ñi ci des ñépp di def pour mën a jege yàlla te moom mi ngi jàkkaarloo ñee dañuy jéem pour dem jege ji ko moom nag dem na maanaam mi ngi jàkkaarloog moom kon pour lu muy jooyate maanaam genre voilà maanaam mooy xaalu day expliquer ne maanaam moom xaalu bi mu yor mooy xaalu ñi nga xamante ne dañoo am maanaam ci jamaal bi rek la ñuy dund maanaam amuñu beneen côté bi nga xamante ne moom la maanaam mooy côté jalaal bi léegi ndaw soosu fa kaanat nekkoon na iza qara'at bu jàngee al fatihata suratul fatiha xarajat day daal di génne min qira'atiha ci njàngam suuratan ak jëmm maanaam ni muy def mooy suy jàng buy jàng suratul fatiha bu jàngee aaya bu mu jàng rek day am benn jëmm maanaam benn yaram xeetu yaram ci nit buy formé wu parce que day jàng saar aaya bi noonu lay def nag ba saar bi mat mu daal di jël
mu daal di génn nekk jëmm ala shakli ci jëmmuk imra'atun jigéen joo xamante ne hasanatun ku rafet la wadi'atun ku weex la maanaam ku taaru la fatamuraha mu digal ko wa taqul laha mu ne ko if'ali defal kaza nangam wa kaza nangam maanaam demal fee nga def lii defal lii nga def lii maanaam moom bu bëggee benn service moom Fatiha rek lay tari suratul Fatiha moom lay tari rek Fatiha bi daal di créer maanaam créer wu def benn jëmm physique boo xam ne benn jigéen ju rafet ku kii lay doon mu jël ko yónni ko demal fële nga defal ma lii demal fële nga defal ma lii demal Fatiha demal defal ma lii waaye Fatiha demal nga doxal ma lii moom noonu la koy doxale bu pare na ci après mu jeex mu ne wa kaanat nekkoon na ndaw soosu daan na nekkoon na koo xam ne taqulu daan na wax naan man képp koo xam ne maahu ànd naag moom al Fatiha Fatiha fala yaxtaaju aajowootul ila ahadin ci keneen maanaam aajowootul leneen maanaam ku am Fatiha loo doy leneen maanaam daa mel ni Fatiha am googu muy tànn la wuute nag gi may tari waaw demal place à gaw nga doxal ma nangam moom daal ah waaw kooku ndaw waaw moom daal waaw ndaw soosu moom xam naa ni waaw moom ku baax a baax la ah wala bokk yàlla baaxal la dégg nga dégg nga shérif bi radiyallahu ta'ala mu ne wa sadaqa wax na dëgg allah bur yàlla ta'ala ji kawe yàlla day wax na dëgg is ndax moom di yàqulu nee na sourate Shura aya 52 wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina wa kadhalika naka noonu awhayna wahyu nañ ilayka jëm ci yow ruhan ab ruh min amrina bu tukkee ci ñun maanaam mooy ne alquran ruh la maanaam parce que ruh parce que esprit la loolu moom moo mën a tax maanaam ñu koy mën di tare muy am jëmm taxaw di dem di dox di ay soxla ak yu mel noonu maanaam di def li muy def yépp c'est parce que esprit la d'ailleurs boo xoolee tey bu defet que tey bu nit boppam dee metti nga tari Faatiha ëpp mu wér mooy ne am na esprit bu ci ne am na ah ok nga xam ne boo kiiwee nga tari Faatiha ci amin aajo sàngam daal nga ta nañ ci tari Faatiha ñu tari ci Faatiha rek aajo bi faj mooy ne am na lu muy déclencher luy tax aajo bi di war a mën a faj maanaam loolu et cetera ba pare lay tax tamit nit ki bu koy jàng da koy yëg nit ki suy jàng alxuraan day yëg ne am na lii lu bokkut ak leneen maanaam lii ab esprit la buy dundal mi ngi koy dundal ci biir ci anam goo xam ne moom sax xamul fan la mbir mi jaar ba di ko dundalee noonu maanaam am na lu muy yee ci moom am na lu muy defar ci moom loolu yëpp da nga koy gis te ruux day yor jëmm te ruux day yor jëmmi la mu nuru maanaam la mu doon ruux jëmm jooja la yor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu rañaane ña mu doon gis ci asamaan yi xam nga ñoom seen jëmm ñi ngi leen di rob ci suuf si waaye seen ruux dafa yor forme jëmm moo tax ci xayaal te loolu yëpp xam nga ci xayaal la moo tax ci xayaal bu nit ki bu xayaalam kawewee day daal di mën di matérialiser li nga xamante ne dafa abstrait da koy mën di matérialiser maanaam ruux yi nga xamante ne dafa amul dafa abstrait day daal di jël forme jëmm di wax ak ñoom di kii ak ñoom ci loolu ngay gisee maanaam nit ki comme d'ailleurs ni muy mën di defee bu duggee ci gént gi parce que xayaal ci gént gi lañ ci duggee maanaam bu duggee ci gént gi day daal di mën di nekk koo xamante ne maanaam day gisanteeg ruux nit ñi génn àdduna maanaam nit ñu sell ñu baax ne mu leen di gis ci gént gi di wax ak ñoom ñu koy tontu et cetera parce que spiritualité élevé na à ce point maanaam yéeg na foofu boo yéegee nag yenn yéeg yi maanaam day dem ba nga xamante ne loolu muy gis ci gént dootu soxlaati xaar bay nelaw pour gis ko maanaam day dund di gis même chose boobu parce que dafa jël forme physique parce que parce que xayaalam maanaam moom moo sori te loolu mooy comme li d'ailleurs loolu noonu lu exemple mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax par exemple rañaan gi mu def bu ñu xoolee rañaan gi mu def
en réalité rañaan la goo xam te ne spirituellement nit yàlla yi dañ koy def maanaam yéeg di niveau spirituellement di dem ak dem mais moom rañaan googu noonu bu ñu seetloo sax da ngay gis ne comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha parce que sayyidat Aisha radiyallahu anha bokk na ci waxam yi te lu mat a bàyyi xel la mooy dafa ne maanaam bougé wul fi mu ne te pourtant matériellement bougé na mais c'est que moment bi mu départ ci la dellusee moo tax malgré que dem na Baytul Maqdis jaar na xabru yent yàlla Muusa jaar na Madinatul Munawwara bokk jaar xabru yent yàlla Muusa jaar fi yent yàlla Isa alayhi salaam ma ganee àdduna dem ba kii yéeg ca kaw romb malaaka yi dem fu ne dem jëli ci julli dellu siwaat yent yàlla Muusa naan ko dellul muy delluwaat di kii maanaam ba dellu siwaat ba ñëwaat ba jiitewaat yeneen yi alayhi salaam ci jumaa ji dellu siwaat ba fii mais lépp maanaam moment bi muy départ exactement mooy moment bi mu yegg see waate te ànd ak loolu dem na tout am na ñoo xamante ne romb na leen ci mooy tukkikat yi ñoo xam ne ñoo yor caravane nga xamante ne am ay kii ñoo xamante ne sax jël na seen ndox naan ci ba wëlbati mbir mi kii bi maanaam këll gañ ko defoon yooyu yëpp pour signe buy wane ne def na voyage bi mais malgré loolu maanaam moment bi mu demee mooy moment bi mu dellu si parce que tout simplement maanaam xayaal bi la loolu la voilà maanaam ci exemple bi exemple kii bi conférence boobu defoon ci Toulouse ci wàllu Isra wal Mi'raj exemple boobu bi ma koy joxe exemple kii bi laa joxe xam nga bi ma jógee fii Pardieu maanaam Pardieu waaw xeetu kii la tamit maanaam xam nga Pardieu moom ci tubaab mooy waaw par la ak jë léegi bi ma fay moment bi ma fay jóge fi ma toogoon ci train bi exactement fa laa toog moment bi may yegsi ci gaaru Matodio maanaam même place bi laa ne c'est-à-dire que bougé wu ma malgré que voyagé naa distance boobu yëpp mais parce que train bi moo ma defal voyage boobu maanaam loolu mooy exemple ñi nga xamante ne dañuy voyager ci biir yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moment bi ñuy def ñoom au lieu ñu def Isra boobu comme ñeen wàllu yu bari di def stage di dem di topp yoon bi di kii di sonn seen coono yu bari yooyu ci biir yent bi rek sallallahu alayhi wasallam maanaam buñ ci nekkee rek maanaam da ngay gis moo leen defal voyage bi nag léegi maanaam moom def na ko ce qui fait que seen moment au départ mooy seen moment arrivé boo xoolee yent bi sallallahu alayhi wasallam moom noonu la def maanaam moom mbirum noonu la demee moment au départ mooy moment arrivé mais le fait que muy mën di transposer affaire yi ba pare retenir lépp c'est parce que xayaalam ak maanaam moment moom bii nii ñuy dund comme ñun bu dee suñu moment matériel bi monde matériel ak moom xayaalam benn la loolu moom moo tax tamit ngay gis ne moom par exemple biñ ko waxee ne bi ñu gisee muy nelaw ba pare jug rek di julli te du jàppwaat ñu laaj ko lu tax mu ne parce que man sama bët yi ñooy nelaw mais sama xol bi du nelaw c'est-à-dire que moment bi muy nekk ci monde matériel maanaam bi muy dugg ci xayaal di fa dund la mu fay dund même moment boobu lay transposer lépp fii ci monde matériel bi te loolu bokk na ci comme li shérif bi moom ci jëm boppam Sayyid Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne moom mooy par exemple li tax ni mu kiiwam bi photo Cheikh Ahmed Tidiane bi radiyallahu ta'ala nga xamante ne moment bi mu géntee Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala mu naan ko dessiner ma ci la ko dessiner ci biir gént gi bi mu yeewoo ci la gis photo bi ci wetam maanaam nga gis ne la mu doon dund ci xayal maanaam ci moment boobu nga xam ne daf ko dessiner nii ci biir gént gi mu yeewu gis photo bi ci wetam maanaam dessin bi waaw dessin bi ci wetam loolu mooy li muy dund ci biir gént maanaam mook li muy dund ci biti ni ñoo yem parce que sinon du ko mun transposer parce que sinon loolu noonu rek la mën a demee noonu rek la mën a demee
dégg nga moo tax mu ne wa kazalika ni ki noonu tataadda noonu lay jalgatee suwarul amali jëm meloy jëm yi nga xamante ne alfasidatu yu yàqu lañ wan niyaat ak yéene alxabisatu yu bon yi fataadda mu jalgati jalgati mooy mu am effet waaw maanaam ni jëf yu baax yi di amee effet parce que ruux lañ esprit lañ jëf yu bon yi tamit noonu la ñuy amee effet parce que ay esprit lañ tamit ay jëmm lañu mu ne moo tax mu ne peut-être sababa mu daal di sababal laxaa ñeel ko ashurura al mbon yi wal asqama ak feebar yi mu naam mu waral ci nit ki lu bon ak feebar fa yu sama bu ko defee dañ koy tuddee xasadan iñaan maanaam nit ki c'est que loolu la maanaam bu iñaanee nit iñaan googu noonu day mën a am effet ci nit ki parfois maanaam mu waral ko ay feebar ay kii moo tax gis nga maanaam comme ay nit ki moo tax mën na laa xoolin boo xam ne wala iñaanee la dara ni loolu am effet ci nit ki loolu xayaal gi moo tax xayaal gee tax maanaam le fait que affaire bi nekk ci àdduna boobu maanaam monde xayaal boobu réel moom moo tax maanaam loo xamante ne ñun dañoo gis dafa abstrait maanaam nit ki iñaanee nit yéene ko lu bon nangam affaire bi dal ko affaire bi indil ko ay mbon wala ay feebar yu mu ko jural fekk booba moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax daan boo leen bu leen nit bu nit ku mu bu la xoolee yenn bët yi maanaam mu dal am lu la dal mu leena ni li bët la maanaam xool boobu ka la ko def ni maanaam par exemple ne da day jàpp yow nga naan ko wala nga sangoo ko maanaam nit ki moo jàpp maanaam ki la te loolu moom boo ko waxee di yow koo ko wax dalay saaga moom boo ko wax dalay saaga parce que da nga may jiiñ ne man lan la alors que pourtant grawul parce que en fait day tax rek kii bi dañ maanaam xeetu lu ñu naan cat ak bët ak yeer làmmi nag xeet yooyu ñuy wax loolu la kenn du ko ñu metti moom. ah. kenn du ko ñu metti moom. ah. waaw loolu mooy problème bi loolu de koo ko laaj moom mu indil la problème. ah. voilà mooy li ñu naan le mauvais œil. C'est comme ça en français. C'est la personne qui t'a regardé. Non, qui va se laver avec l'eau. Non, yow yaay ci jàpp. Non, qui a regardé day def ablution. Jox la yow nga sangoo nga naan. Non. ki la xool. waaw. day jàpp. voilà jox ma. waaw. mais loolu koo ko wax ne ko jàppul ma indi jox ma dem sangu ji ah. non da koy jàpp kii bi lay jàpp. ah. oui le prophète wax sallallahu alayhi wasallam ah. oui mais non daf ko laaj nit sax da ko def loo nit. il l'a pratiqué parce que dafa am benn waay bu am lu ko dal mu ne kii moo ma xool kii mu ne dina ko def non il l'a pratiqué même mais loolu problème ba pare daal ni ku mu dal nii ngay def mais problème bi mooy koo ko wax day bañ. c'est que pourtant garaawul mais dañ koy garaawal. dañ naan yii kii ñii wóoruñu nangam. ah. voilà waaw mën nga ko jiiñ voilà loolu la wax day foog ni dañ koy jiiñ rek. mu ne wax imma wala bokk bistin faari shayatin ci dawloo seytaane yi maanaam defloo leen dara fatu sama boobaa dañuy tuddee mbir moomu sihran njabar. loolu tamit mën naa ne mooy nga defloo dara seytaane yi daw def ji benn affaire yàqal nit ki dara wala ñu def ci moom dara bu boobaa loolu tam njabar lañ koy tudd maanaam kon nit ki mën na wax loo xam ne
maanaam te pourtant ay baat rek lay def moo tax alxuraan naan wa min sharri naffaasaati fil uqad maanaam ci maa ngi muslu tamit ci ñi nga xamante ne ñooy ñii di ëff maanaam mu jigéenal ko mooy ñu jigéen ñi di ëff di fas maanaam di ëff ci fas yi an naffaasaat ñiy ëff fil uqad ci fas yi parce que dañuy jàng benn formule jat ëpp fas jàngat daal ëpp fas loolu nekk genre njabar mooy ay në voilà loolu def njabar maanaam am effet ci keneen parce que seytaane yi ñoom bu defee loolu rek seytaane yi dañuy daaw dem exécuter mbir yi loolu nag pour mu mën a nekk loolu moom mooy ni xayal parce que le fait que wax ji rek la def affaire boobu am wala mu am lu mu bind suul ko fenn wala mu dugal ko fenn loolu moom moo tax njabar def na ko defee sax ci alxuraan nit ñu bari foofu la ñu comprendre les mbir mi mooy am na yoo xam ne dañ koy bind xoolal li la fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi dañuy jàngee ci ñoom maanaam Haarut ak Maarut loo xamante ne dañ ciy mën a tasee diggante waaye ak jabaram maanaam nga gis ne ko loolu su dee mën nañ ko su dee mën nañ ko maanaam te da ngay gis ñu koy defee ak alxuraan maanaam loolu xeetu njabar la tamit wala ñu defee ko ak turu yàlla maanaam fi mu tollu ñu bari dañuy lërewu ci jàpp ne non turu yàlla laa jëfandikoo nangam wala boog alxuraan laa jëfandikoo mais njabar rek la tudd. parce que le fait que nga jëmmi ngay dàq ngay def loo xamante ne maanaam après effet yu mel noonu lay am effet yu néfaste yooyu lay am loolu mooy jëmmi njabar bi maintenant le fait que alxuraan tudd jigéen ji nga xamante ne moom mooy ëff mooy ne parce que jigéen ñi ñoo dàq njabar góor ñi maanaam jigéenu njabarkat jigéen buy njabar maanaam buy njabar moo gën a aay góor bi njabar te jigéen ji di njabar bala moo gën a mën a njabar comme li imam al-Qurtubi wax rahimahullah ci tafsiru aaya boobu jigéen bi di njabar balaa moo gën a mën a njabar maanaam ba njabar yi mooy mu nekk moment yi nga xamante ne day gis mbaaxam moment yooyu ci la njabar yi di gën a dale ah waaw si ba pare ñoom ñoo ëpp collaboration ak rab yeeg yooyu d'ailleurs rab yi ñoom lañ gën a ñeme daanaka doo gis jigéen lu dul rab dugg na ko loolu daanaka doo gis li waral loolu mooy souvent li koy waral mooy ni ñuy solo souvent ni ñuy solo moo koy waral parce que amuñu comme duñu am parce que xam nga loolu day dal góor ñi tamit góor ñi ngay gis moo tax tamit góor ñi di sol yu gàtt yi di kii ak surtout sama mbokk sportif yi ñoom tamit souvent rab yi dañ leen di gaaw a ñeme voilà waaw mu xaddam voilà mais jigéen ñi tamit souvent loolu lu mag la mag loo xamante ne day tax ñu ñeme leen maanaam wala boog day tax ñu songu leen wala boog day tax ñuy mën di récidiver maanaam bu ñu leen demee ba kii leen ba ñu deñ tamit rab bi day daal di mën a dellu si waat parce que ñoom ñoo mel noo xam ne maanaam ñooy comporté woo noo xamante ne rab bi day am buntu ci ñoom. beneen bi ci def moom mooy le fait que jigéen ñi gën a gëm affaire yooyu gën a gëm affaire naa seeti ji kii diw mu defal ma lii naa def lii kii bu ma defalee lii ma am lii ngi ma yooyu noonu le fait que jigéen ñi gën koo gëm moo tax ñuy gën di mën di wutal bunt rab yi. beneen bi ci des moom mooy le fait que souvent comme que jigéen ñi la gënoon a dal avant maanaam ñoom lay gën di dugg te rab day gudd fan souvent day def bu duggee ci kenn bu kooka génnee àdduna mu dem ci doom ji te souvent comme jigéen ñi lay dugg maanaam comme jigéen day dem ci beneen doomam bu jigéen bu doom jooja deewee mu dem ci sëtam kooka dee mu dem ci keneen
maanaam dañuy gudd fan yooyu nag ñoo gën a naqaree tàqale parce que dafa yàgg topp seen famille voilà et cetera waaye rab moom ak kii moom dara du ko faj dara lu dul alxuraan rek a ko mën a faj leneen loo ko fajee du baax maanaam leneen loo ko fajee mën naa jël congé yi maanaam day bër daal day bër rek day jël ay congé après day jëwaat wala leneen loo ko fajee daf koy soulager mu ñëwaat day indaale doole tey su fekkente ne da nga koo saraxeel soow wala nen suba mu ne la soow gannaaw suba ganaar la leet bu gannaaw beneen yoonee mu laaj la bëy après xar bu beneen yoonee nit la lay laaj maanaam nag après nag gëléem nit maanaam au fur et à mesure yooyu la lay laaj donc vaut mieux loolu ku mu daal vaut mieux une bonne fois pour dut nga taxaw jàkkaarloo moom nga xeex te nit ki moo ko ëpp doole te amul leneen luñ koy faje loolu alxuraan moo koy faj yaakaar naa jotaay amoon na luñ ci jotoon wax alhamdulillah ah non ndëpp yi pour collaborer ak ñoom la ah non day tax ñu gën a collaborer ak ñoom non ndëpp ay xeetu kii la xeetu benn genre naka lañ koy mën a tudde benn événement bu ñuy créer la benn rite la bu ñuy def pour dañuy woo jinne yi moo tax la ngay gis bu ñuy ndëpp dañuy tëgg di sabar nii di wax di kii ak yooyu ñoom suñu alsaan xam nañ ko bu baax ñoom lébu yi ak ñoom Cheikh Abdal ñoom seen ak ñoom Xadaratul Rais maanaam voilà ñoom dañuy toog comme ni dañuy tëgg ba pare dañu am tamit ay yenn formule yu ñuy wax ak yooyu pour jinne yi ñëw léegi jinne yi suñ ñëwee léegi ñi fa nekk ku fa amee rab da ngay gis sa rab day manifesté wu ce qui fait que nga daal di daanu dugg ci biir moom da ngay daanu mu en transe. non ci forme ci biir nit ki. ci biir nit ki la ñuy dugg génn ci ëtt bi ci ëtt bi. waaw ci nit ki la ñu ne maanaam jinne bi ñoom duñ ko gis xam nga nit ki duñ leen gis comme ni ñu amee forme nii mais ci biir nit ki la ñuy manifesté woo léegi nit koo koy daanu léegi bu nit ki daanoo dañuy xam ne raba ma ko daaneel léegi nag après nag ñu njett ko après rendil ko nag wala yu mel noonu maanaam pour après affaire bi mën koo bàyyi ah non ah mais pourquoi il tombe? Parce que le djinn et le rab, ils se reprennent. rab bi mooy jinne rab tur la ci turu jinne yi maanaam voilà mais souvent rab kenn du ko wax jinne n'importe quel jinne quoi mais jinne yi dugg nit ñi ñooñu la ñu wax rab. mais ñoom pour jànge loolu wala dañ ko doon wala dañ ko. waaw mais collaboration xam nga nu ñu def ba xam ko mais daal en tout cas dañ koy def dafa xaram kay loolu laay wax ni mais non mais lu tax xaraamul. parce que ñoom kii bi dañuy am ay manifestations visibles yu leen di wax def leen lii par exemple à la naissance des enfants daf ko war a def sinon bébé bi day ñëw c'est normal. waaw mais kan moo leen wax dafa lii rab bi la rab bi moo leen koy wax. parce que ñoom boo gisee loolu mën a nekk mooy dañoo yàgga collaborer ak rab bi yow tey imaginer xam nga exemple bi ñuy joxe ci loolu mooy tey fii ñu nekk nii fii bu benn waay ñëwee jékki-jékki rek dugg ci yor 12 coups mooy kii am boobu ah waaw tiim daan ni gars yi daan ni 100 euros
daan ni nii nga gis nit ñëpp ku nekk naan waaw lu saa loo yor kii naan kii ba ñu dajale ñu jox ko mu dem tuxiju ko maanaam tuxiju ko yamba bu demee moment bi muy tuxi yamba ñun daañu am jàmm fii mais bu paree day dellu si waat te bu ñëwee du laaj 100 euros bu ñëwaatee 200 lay laaj wala 300 parce que xam na ni dañ koy jox waaw léegi bu ñu dajale waatee jox ko da koy def yoon tool au fur et à mesure day dem ba benn moment moom da koy leer ni jaratul sax muy indi flingue bi buy ñëw day ñëw rek daan ne aywa ana affaire bi enveloppe bi gars yi jox ko mu dem ah day voilà day non maintenant nag léegi pour mu def leçon bu gisee kenn kuy rebelle wu joxuñu ko da koy dóor bal pour gars yi xam ne ndekete kii buñ ko deful lii ci fii la ñu jëme voilà loolu maa ngi ci ñëw xam nga kooku bu yàggee dootul day ñëw tout le temps day ñëw tous les jours kooku dootul toog dootul absenté yooti d'ailleurs sax dootul yamati ci li muy tuxee bon mais lépp lu mu bëgg a defati aajo bu mu amati rek xam na ni bu ñëwee fii gaa yi dañ koy jox enveloppe bi mu dem. parfois mën na dem sax ba laaj nit mais xale bi laa bëgg ngeen jox ma ko mu yóbbaale ko ñu jox ko mu yóbbu donc loolu kooku vaut mieux dès le départ bu defee loolu ñëpp bañ au début bu dee premier jour bi la du dóor bal bi du rey nit ñi wala boo xeexee ak moom gaa yi jàkkaarloog moom buy rey kenn lay rey sinon ñi mënul rey ñëpp waaw loolu la mais maanaam dama lay expliquer rek ne la maanaam c'est maanaam loolu noonu mënuñu jël loolu def ko justificatif parce que façon doxalin boobu moo baaxul et puis gis nga ku ñu jàng ci moom alxuraan nodd ci moom nangam yooyu kenn du ko mën benn rab mënalu ko dara ay boo ko deful day deew ak yooyu yëpp amul bu fekkee defal nañ ko rit yi yent bi jàngal saa salama kenn mënalu ko dara te par contre nag loolu lañ dul def wala buñ ko defee dañ koy def definu nañ ko def waaye nag nañ xam ne mbir yi kat dañ koo war a boole jëfi maam maanaam xeet yooyu moom mooy indi problème yi xeet yooyu mooy indi problème yi da ngay gis ñoo xamante ne tey comme am na ku ma ko doon nettali sax mbokku taalibe bi ne par exemple moom par exemple papaam am na benn dëkk bu mu nekkoon yooyu maanaam nga xamante ne ay seeni xeetu tuur yi yooyu mooy totem yi dañ ko topp ba nga xam ne par exemple même bu heure añ jotee bu ñu koy tegal bool bi si ndax yi ñëw mu jël tibb jox leen ñu daal di lekk daal di dem mais sax fu mu toogee di war a lekk rek si ndax yi ñëw waaw xam nga loolu waaw d'ailleurs ba pare gars yi dañ koo gëm goo xamante ne léeg-léeg nekk jullit rek taxul ñu denc mooy kon seen jàkka jooju rek nga xamante ne benn jàkka la bu nekk Wakam boo xamante ne kii ma nga benn kii ndënd boo xamante ne deru nit lañ ci def moom lañ ko foore même yax bi sax yaxu nit la nga xam ne moom lañ ci ba pare ci jàkka ji la nekk
xam nga loolu moo yéeme ah non 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 du boobu non du boobu de ñépp xam na ne nënd bi lan ah mais gars yi dañ ko gëm waaw seen voilà loolu la ah mais dañ koy rey nit ku ñu rey lay doon di jël der bi loolu kay jarul laaj ah waaw c'est quoi Wakam non mais c'est le quartier des balles. Hein? non man xam naa mosquée. waaw man mosquée boobu. sama papa nee na ma jamono jooju. ñoom timis ak gée am na période yoo xam ne ñoom duñ ko julli parce que ñoom bu ñu xëyee léegi dañu naan képp ku fi dul dëkkoo fi boo jullee tàkkusaan te dal na ku fi dëkkul waaw boobu ko julli non non bu ñu waree def seen rite yi ñu naan bu tàkkusaan jotee te ku fi dëkkul wala doomu dëkk bi boo jullee tàkkusaan te dal na et donc les gens se cachent. ah ah voilà maanaam c'est juste pour dire que maanaam mbir yooyu boo gisee muy mën di perdurer c'est parce que nit ñi aussi ñoo ko bàyyi ñoo ko def ñoo ko perdurer mais bis bu ko nit ñi arrêté day arrêté képp koo xamante ne rab yi dañu lay ak song ak yooyu nga bañ ne doo dem ci yooyu mais nga xeex ak ñoom par exemple ci alxuraan yi di jàng alxuraan di jël kii alxuraan yi di ko naan di ci naan di ci sangu et cetera yooyu moom da leen di dàq te loolu rek a leen mën a dàq mais nag le fait que nit ñi gëmuñu ne alxuraan bi mën na ko parce que nit ñi boo leen waxee dañuy foog ne loolu mënta ne dañuy foog ne non warul nekk lii kese parce que lii comme alxuraan bi ñëpp xam nañ ko maanaam dafa visible en fait accessible moo tax ñu foog ne manu ko parce que bu ko mënee pas yi yëpp kon lan moo tax ñuy def lii maanaam seen xel ci loolu lay dem maanaam question bi ñu posé wu ngeen foog ne moos alxuraan bii rek bu dee bii la moo koy faj bu dee lii rek la te loo ci mën ci jël dana ko mën a faj wala ayatul kursi yu bii ma xam nii di ko tere bu dee boobu moo koy faj mais kon lu tax pas yi yëpp ak ni ñu nekkee ci jàkka ji ñoom ñëpp di kii nangam pas yi yëpp topp ci affaire bi kon lu tax maanaam question boobu mel noonu mooy question boobu mooy ne pas ak réponse bi simple na pas yi ñoo toppul diine rek question bi yëpp loolu la. am na ku ma gis waaw mais loolu du dara imam xam nga nekk imaamu wolof imam sénégalais lenn nga mën a garanti mooy dana jiite julli boo génnee ci ne dana jiite julli mënoo garanti leneen voilà amul leneen de plus luñ la ci mën a garantir maintenant nag boo léegi nag imam yëpp yamuñu am na ñoo xamante ne xam nañ ñenn ñi xamuñu ñenn ñi ragal nañ yàlla ñeneen ñi ragaluñu yàlla et cetera am na ci ñoo xam ne sax julli ci jëmmi boppam maanaam jëmmi julli gi ci jëmmi boppam moom lañ daanaka mënuñu ko man comme ñoom muqaddam seen imam bi nga xam ne ñoom muqaddam ñoom dañoo am benn imam boo xam ne imam bi mooy genre pas benn pas la bu retraité yow rek ñëw ci jàkk ji ne force mooy jiite ba pare ku ci kenn ñemewu ko ñëpp dañ koo ragal parce que day def voilà day def affaire u jabar yooyu waaw moo la gën ne laaj leen diw maa ko def nii nanga moom ba ma jéemee kii def naa ko nanga kenn ñemewul wax dara ci jàkka ji et puis da nga koy gis da ngay gis am na tamit jàkka ju ñu ma nettali man gaa gisuma ko mais nettali nañ ma ko ne ma maanaam jàkka jooju benn waay boo xamante ne daf fa jaar nii rek noddu fa noddu gi neex ñépp gaa yi di ko coow
waa ji dafa xëy gémmiñ gi nekk ci lexi waaw dafa xëy gémmiñ gi nekk ci lexi maanaam gémmiñ gi daa weng non non déedéet maanaam yooyu yëpp day wane maanaam ni voilà loolu day wane ni mu doyee war waaw Muhammad Hafiz mooy kii waaw dëkk Marseille moom mos na maa wax lu mel noonu ne am na benn jour dafa jiite ci benn jàkk bu mu dem foofu noonu bon après ba mu fa jiitee benn bon mu ne kii mbokk naar yi yooyu apprécier ak jul jiite beeg yooyu mais am ku ko ñëw wax ko ne ko fii bu fi jiitee ci nangam waaw menacé ko mu ne sax moom dafa gis am sax après ay jinne yoo xam ne dañu ñëw di bëgg a dugg ci nopp yi am yeneen i jinne yu taxaw di xeex ak ñoom maanaam comme quoi gars yi def nañ ay affaire te affaire yi jógewul fenn lu dul waajee fa jur jiite te loolu kay jarul sax ñuy génn ñuy sori ñun rek xam nañ fii Lyon rek am na fi yu mel noonu ay histoire yu doy waar yu mel noonu maanaam comme quoi maanaam bu fekkente ne dañoo am habitude yooyu dañoo taamu loolu maanaam nekk ñoo xamante ne yàlla taxu leen jóg tout le temps ay xeet yu mel noonu du ñàkk moo tax il faut faire très attention par rapport ak yooyu yëpp yu jaral def attention la et puis surtout voilà maanaam nit ñi dañoo war di ak kii daal yàlla daal di leen tax a jóg ak tamit surtout ñuy bañ di faire perdurer ay aada yoo xam ne aada yooyu baaxul bu aada bi baaxul mais baaxul sama maam moo ko def mais sama maam mooy kat mooy yàlla wala mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du yàlla du yeneen bi ma bëgg nii abadan ala kulli halin moom comme ça maam ma ko fi defoon man du ma ko fi jël. am na ñoo xam ne aussi dafa def seen réussite waaw d'accord loolu moom mooy kii bi mais loolu xam nga loolu après dinañ xam ne par exemple xam nga système bu nekk daa am ñu ciy profité rek système boo fi gis am na ñu ciy profité ñooñu nag tout le temps boo ko naree kaas ñooñoo njëkk a jóg ne du fi amee fi mu tollu ñun lii ñuy wax nii rek nii am na ñoo xam ne bis buñ ko déggee dañuy commencer jóg le simple fait que ñu dégg rek ñuy wax naan affaire yooyu baaxul nangam parce que dañ naan ñii suñuy affaire lañ bëgg a yàq te buñ leen seetaane nangam. waaw waaw. donc loolu yëpp lu mat a maanaam loolu yooyu yëpp mooy yi nga xam ne mooy amuñu considération li am ba ta def am considération daal mooy di fexe daal ba nga xamante ne yàlla la ñuy jiital voilà yàlla la ñuy jiital njàngale Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy jiital loolu daal bu ñu ko defee affaire dana baax bu ñu ko deful nag dañuy sonn te dara gënul metti nga nekk koo xamante ne da ngay sonn ci yu mel noonu parce que loolu dafa metti parce que pour ay problème yu dul jeex yoo xam ne doo xam fu mu jóge te doo xam noo koy noote ba pare mën na laa yàqal sa àdduna daanaka lépp donc vaut mieux même bu la dee jëlal ñaar ñett ñeent ba juróomi at nga taxaw xeex ak ñoom mu jeex benn yoon une bonne fois pour toutes maintenant nag léeg-léeg bu dëgg réellement boo ko gëmee sax du la jëlal sax temps boobu yëpp moment bi nga koy tàmbalee ci la ñuy dawe mu jeex tàkk nga nekk yow ci li nga ne ñoom ñu ne ca lañ ne mais nag parfois moom kay man sama problème nekkul bu dee ay rab kese ak jinne kese loolu moo gën a neex a xeex mais problème bi nag mooy ne nit ñi dañ ciy dugg parfois mooy nit ñi ñoo ciy dugg di def ay xeeti njabar di def ay kii di kii ak yooyu
loolu moom moo tax di def ay xeetu yenn muslaa yi te yent bi jàngal nañu ko sallallahu alayhi wasallam bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñetti yoon suba ñetti yoon ngoon dara duy loraate mënu laa lor loolu koy baax na doy na fale xeeg naa si nga saxoo ko saa yoo xëyee jàng Fatiha ayatul kursi ñetti Ikhlas ñetti Falaq ñetti Naas boo ko defee saa yoo xëyee def ko dara du la lor loolu baax na mais problème mooy ñun duñ ko def ñun suñu problème foofu la ne mooy dañ ko dul def ayatul kursi yu booy tëdd nga def ko guddi googu yëpp da ngay aar sa bopp aar la la wër ba ñeent fukki kër waaye duñ ko def am na ñaan bu si Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala jàngale mais nag boobu dafa laaj ndigal bu spécial am na ñaan buñ koy ubbee boo xamante ne juróom benn ixla kii la inna anzalnahu soo ko defee fii ba 20 ans da lay aar ci lépp la lay aar lépp nit jinne rab liggéey lépp la lay aar fii ba 20 ans juróom benn inna anzalnahu la waaw am na nu ñu koy defee après dinaa leen ko waaw Est-ce que c'est des choses que on est obligé de faire soi ou quelqu'un peut nous les faire? waaw keneen mën na la ko defal comme mën nga ko defal yow sa bopp Et ça a la même valeur? waaw voilà voilà waaw kon xam naa ñu yom ko waaw Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaw fii ba 20 ans kay 20 ans de moom baax non